asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ci Tawhid TV li ci gën a fës bokk na si ñeenti junni ak fanweer ak juróomi liggéeykat yi nga xamante ne société bi di Sénégindia dàkk na leen te lank ne du leen fay seeni ay àq donte tribunal sàkk na ko ñay liggéey ci seen tannerie ak prestataires yu congelé ak bokk feebar di sàkku rek seen ay payoor daaju leen si indil ay leeral foire commerciale bu OCI mu ngi wéy ba tey fële ca CICES réew yu bëri daje fa bokk mbëbët weccoo ay njënd ak njaay waaye it di wut ay investisseurs yoo xamante ni ñooy mën a sukkali seen koom-koomu réew daa ngeen ci am ay leeral ci biir xibaar yi yokkute dund gi ak jafe-jafe yi am ci marché bi jaaykat ya ca Petersen di ko ñaawlu tey sàkku nguur gi mu indi ci ay saafara centre de santé bu Grand Dakar liggéeykat ya jóge wuñu ca la ñu waxoon ñoom sax ñu ngi koy dëggal ba tey di xamle rek ni fukki junni ak ñaar rek la fa liggéeykat ya di fayeeku ñoom nag ñu ngay xamle ne sax ni comité bu développement sanitaire ba ñoom dañuy def lii di surfacturation ak it luubal lii moo fi jotoon ruus ci ay xibaar nes tuut ñu yaatal ko. asalaamaaleykum dal leen nag jàmm ñu dooree xibaar yi wax rek ci lii di société bi di Sénégindia nekk ca commune bu Mbane moom dàkk na lu tolloog ñaari téeméer ak fanweer ak juróomi nit lank ni du fay seen ak juróom fukk ak juróomi liggéeykat ca bërëb boobule sax ñoom nag mer ba futu la ñu def moo tax ñuy sàkku si nguur gi mu indi ay saafara si seen jafe-jafe yooyu la wokk liggéeykatu Sénégindia yi jàpp leen ni loolu moo xuri ñay liggéey ca société bi di seen tannerie ak prestataire ya nekk ca Congelec ñoom itam ñuy sàkku ñu jox leen seen ay payoor ñu teewlu ci loolu reportage yu Aïssatou Faye Bodian ak Leya Ñafuna. liggéeykat yi nekk fële ca Sénégindia foofu ca commune bu Mbane mer ba futt lañu daal di def ndaxte ki seen gis-gis kii di seen employeur moo dàq lu tolloog ci 235 travailleurs ba noppi nangul fay li nga xamante ne mooy seen droit naam tribunal bu Saint-Louis moo dogal li ni mel. nga xam ne léegi d'accord nañ ni danañ def ay contrat ñu jékki-jékki daal ni léegi comme dugal ngeen fi ay syndicat yu kenn xamul léegi yéen dañ leen di dàq te tribunal àtte na ba ne danañu fay suñu xaalis décision bi génn na décision bi mi ngi nii li tribunal àtte décision bi mi ngi nii ñoom nag nee nañ duñ ñu fay dara fu leen neex dem leen fii amul kenn ku fi ñëw koo xam ne mën na fee lijjanti dara parce que ki nga xamante si ni yéen moom ngeen yaakaar kooku moo nekk suñu président nee na Macky Sall nekkul président sénégalais yi président indien yi la moom ITES mi nga xam ne moo jiite entreprise bi moom moo ñu wax loolu ñun ñuy dégg léegi 55 personnes la ñu waroon a fay léegi nee nañ duñ fay kenn boole kook dàq 235 personnes yu fa doon liggéeyee ñu dàq leen yépp dossiers yi mi ngi. ëpp na daanaka juróom-ñeenti weer a ngi nii mënuñu jot seen salaire na mu waxee moo tax ñay liggéey ci société Sénégal Tannerie di yuuxu wàllu waaye nag ñuy joxoñu baaraam tuuma kii di directrice bi. Le cuir fait partie des premières matières te ressources naturelles la te Sénégal ñun benn société bii lañ fi am muy def société tannerie kon nag wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan autorités yi ak nguur gi ñu jàppale ñu wax dëgg yàlla si suñu société bi nga xamante ni daf ñu egg fu sori. te directrice bi fa nekk tamit wax dëgg yàlla teg nañu problème teg nañu njàqare boo xamante ni kenn mënu ko wax 3 mois 2 mois 3 mois 2 mois salaire chaque mois sama depuis 9 mois. yeneen liggéeykat ñu mer bokk na ci prestataire yu société bi di Cogelec ñoom ñàkk nee nañu juróom-ñetti weer a ngi nii mënuñu teg loxo seeni salaire nee nañu nag bu ñu jotul seen xaalis daañu def seen kéemtulaay kàttan ba ñu dégg leen. depuis 8 mois. jotuñu payef gi Senelec moo jël projet bi teg ko ci loxol Cogelec moom moo ñu jël ci région Sénégal yëpp ñun prestataires yi ñu nekkoon kenn ku nekk sa ginnaaw lu mat fukki nit lu mu néew fukki nit mi ngi sa ginnaaw te dañuy jaxaseeg suñu employés yi nga xamante ni ñoom lañu jëloon nekk ak ñoom ci àll bi ñuy gas di tirer branchement bi courant ku nekk xam ne risque yi ci nekk boobu léegi fay ñu suñu xaalis di ñu dawloo ñun nag amatul lenn lu ñuy négocier. semaine bii di ñëw bu ñu joxu suñu xaalis lu ñu gis ñun la. Modou Guiro di secrétaire général bu CNTS moom nag fu mu toll nii taxawaayam amul solo lool bu ñu sukkandikoo ci délégué de personnel bu CNTA moom ci gis-gisam jafe-jafe liggéeykat yi bari nañ lool te sonn nañu. defet la si Modou Guiro parce que lii moom moo ko waroon dox en tant que le syndicat le plus représentatif. muy seetaan ba tey ay liggéeykat di dem ci ay activistes
pour seen soxla mën a faju vraiment lii c'est honteux parce que Modou Guiro li liggéeykat yi di dund yëpp dara ump ko mais dañuy wax ne dafa seetaan mais vraiment liggéeykatu Sénégal yi sonn nañu te lépp nag buñ leen di noot moom moo tax parce que amuñu kenn ku ñu rusee amuñu kenn ku ñu ragalee te les inspecteurs sont limités. liggéeykat yi nekk ci njàkkare waaye nag nee nañu du tey la ñu gën a doggu ngir xeex ngir jot seen àq ak seen yelleef. ca wàllu woowu ba tey liggéeykat ya nekk ca centre de santé bu Grand Dakar di duutu baaraamu tuuma ña nekk ca comité développement sanitaire bu centre bile ginnaaw bi ñu génnee ci xibaar yi di xamle ne ñoom ci seen bërëbu liggéeykaay boobu amuñu benn jafe-jafe wala benn gàllankoor ca liggéey ba liggéeykat ya ñoom di dëggal ne foofu diggante fukki junni ak ñaar dong la fa infirmier yi wala sax sage-femme yi di fayeeku te yemul foofu comité bi dañuy def lii di surfacturation waaye it ñoom jàpp nañ ni dañuy luubal ñu teewlu ci loolu compte rendu bu Alioune Badara Diak ak Abdoulaye Wade. fanweeri junni ak juróom benn junni fukki junni lii la soxna yi nekk ci saal yi sage-femme yi ak infirmier yu nekk ca centre de santé bu Grand Dakar di fayeeku ñoom ñi li jàpp ni seen période dafa néew loolu ñu ngi ñaawlu li ni mel. depuis premier mandat ba deuxième mandat 30 000 francs lañ doon fayeeku 30 000 francs ñun ñi yëpp toog ñun infirmier loolu lañ doon fayeeku. sage-femme yi ñoo daan fayeeku 50 000 francs depuis novembre bii 2021 bii ci la am augmentation de salaire te technicien de surface mooy fille de salle yi ñoom ñi ngi fayeeku 35 000 francs par mois infirmier yi ñi ngi fayeeku 50 000 francs sage-femme yi ñi ngi fayeeku 60 000 francs parce que hôpital ba dafa am ay calan yoo xamante ni moom moo ko fa am te le secrétaire exécutif loolu moom moo ko fa indi ak médecin chef boo xamante ni moom moo fa génnoon ku bokk ñoom ci seen groupe sa salaire 75 000 la commencé jëm 130 000 ku bokk ci ñoom ku bokkul ci ñoom nag comme ñun suñu classe gi 35 000 ngay fayeeku 50 000 ak 60 000 francs nga leen robinet tëj na ñu ne la ñu ngi woo plombier bi pour mu ñëw réparer wala nga leen ventilo bi yàqu na ñu ne waa xaaral dañuy jëndaat beneen suñuy jënd ventilo facture yi ñu lay indi sax yow da ngay tiit sax ndax surfacturation rek la ñu nekkee ci biir hôpital ba. prise en charge ci lu aju ci seen wér-gu-yaram dafa jéggi dayoo. dem yóbbu ñu ci benn mutuelle de santé inscrire ñu foofu ñun ñëpp te ñun suñu xaalis la ñu dagg suñu salaire la ñu dagg pour inscrire ñu ci mutuelle de santé boobu noonu 4500 te ñun ba ñu demee di def suñuy investigation ci mutuelle ba ndekete mutuelle ba cotisation bi 3500 la. bu ñu sukkandikoo ci Guy Marius Sagna di leader FRAPP nguur gi dafa war a saytu lii di structure sanitaire yi ndax ñu mën a andi saafara ci li fay xew. audit mooy lan structure de santé bu nekk ñu seet ko setantal ko xam lan moo fa nekk li fa nekk nag dina wane ne am na ay xeetu liggéeykat yoo xam ne ils sont payés 10 000 15 000 20 000 30 000 40 000. nga xam ne lii bokk na ci liy jur musiba. ñii di fa liggéeyee ñu ngi xamle ni kii di njiitu comité bi dafa fas yéene dàkk képp ku jot a bokk ci bile conférence de presse waral ñuy artu. jàpp leen ni waa CICES ñu ngi dalal ba tey foire commerciale bu OCI ndaje gu mag boobu nag nga xam ni coopération islamique ñoo koy amal dafa nekk rek opportunité boo xamante ne dañ koy ubbil réew yu bëri ngir ñuy weccee njëndum jaay waaye it wut ay investisseurs yoo xamante ne dañuy ñëw sukkali bu baax seen koom-koomu réew suñuy ndaw demoon nañ seeti leen ñu teewlu ci seen reportage. ci ñeent fukk ak benn réew yooyu Tchad si la bokk moom itam ñëw na teewee ndaje gu rëy gi ci teewaayu agence nationale bi yor wàllum investissement ak exportation ca dëkk ba waaye ñëw na nag ngir jaay taaru dëkkam ak it mëninam ci investisseurs yi. Nous avons énormément de matières premières. ñun danoo am ay matières premières yu bare te li ñu gën a bëgg ci ndaje bi moo di weccante ak sottante xalaat ci wàllum capacité industrielle ak yeneen réew yi nga xam ne ñoo bokk ci wàllu OCI te teew ci ndaje bi. ci ndaje yu mel nii nag li ñu ci gën a bëgg moo di am fi ay partenaires yoo xam ni dinañu nangoo ñëw investir sunu réew mii di Tchad. comme ni ngeen ko gisee nag ci sunu stand bi dañ fiy joxe ay xibaar yu leer ci
naka la ñuy dundee Tchad ak sax yan opportunité ngeen fa mën a am bu fekkee ne da ngeen faa dem. xibaar yu mel nii nag ak yu nu mel moom la ñuy jéem a jàllale fii ngir investisseurs yi sawar wala di sawar di ñëw ci sunu dëkk bi ngir investir fa. qui sont représentés par les agences de promotion des investissements. taxawaayu Tchad ak ay richessam moo tax soxna ya fa nekk di def bu baax lii di entrepreneuriat te am si ndimbalu kuréel bi ëmb jigéen entrepreneur yi ña ca réew ma mu leen di jàppale bu baax ñoom itam ñu indi seen wàll ci lii di koom-koomu réew mi. Aujourd'hui, les femmes au Tchad se réveillent. benn jigéen toogatul ñoom ñëpp léegi dañuy jóg di liggéeyal seen bopp di yëngu bu baax ci lii di entrepreneuriat ma leen ci delloo njukkal bu baax a baax ndax chaque jour dañuy reyante ci li ñuy yëngu kenn du tëb rekk nekk entrepreneur walla sax jaaykat du choix waaye day nekk obligation ci nit ki su bëggee yor njabootam yar njabootam loolu mooy waral jigéen ñi di sóobu ci entrepreneuriat. tey maa ngi yëkkati kàddu yi en tant que njiital réseau bi ëmb jigéen entrepreneur yi nekk ci Tchad muy nag kuréel bu ma jiite ab diir ngir mu dajale jigéen ñi nekk ci secteur informel bi ñu nekk nag di leen jàppale yëkkati leen ba ñu dugg ci secteur formel bi. ñëpp xam nañu ni xaajal population bu Tchad bi yëpp ay jigéen lañu te dañuy xeex léegi ba am liggéey yi nga xamante ni góor ñi rekk lañu fa doon gis ma leen si delloo njukkal bu baax ñoom it ak chambre de commerce bi leen di jàppale. ma fàttali leen ni rekk kuréel bi ma jiite dañu ko taxawal ngir gunge waaye it teetal jigéen ñi entrepreneur yëpp yi nekk sa Tchad. Pour l'accueil, l'accompagnement, l'orientation de toutes les femmes entrepreneurs du Tchad. ginnaaw réew boobu am ay baax-baax yu bëri réewum Gambie itam mu ngi ci foire OCI bi indaale itam ay produits ak i baax-baax yu bëri te ute. ñun Gambie lañ jógee ci gouvernement bi soo ñun ñooy jàppale business yoo xam ne ñoo nekk ci Gambie soo ñun andi nañ like 20 business ñoom ñoo fi nekk ñoom ñëpp ñun ñoo leen sponsor soo ñu bari different things la ngay andi daal ku ci nekk ci looy yëngu loolu nga andi. ñeneen andi nañ yére ñeneen andi ay lekk ñeneen andi bagage yu bari daal mu ngi fi soo xoolee fii yëpp ñoo leen nekk di sponsor pour ñu ñëw wane seen produit mun a waxante ak investisseurs yi mun a joxante contact daal soo loolu moo ñu fi andi. parce que ñun ñu andi ñoom seen boppa ñu ngi ñuy wax ne ñu ngi dugg ci yeneen stall yi di xool te ñu ngi mun a gis ne lii de moom bu ma ko usee dina baax ci man su ma ko utiliser parce que lii moo nekk suma raw materials noonu lañ koy woowee comme lii lay use pour am suma produit soo ñu ngi mun a dugga di xool produit yan la gaay mun a jënd tamit pour gën a defaraat seen business bi daal soo baax na torop. ci fàttali CICES mooy dalal negeni altine foire commerciale bu OCI nara jeex fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi muy occasion nag pour réew yu bari ya fa teewee ñu gën a mën a sukkali seen koom-koomu réew. ñu wax lu soxal wàllum dund gi jamono yi ñu toll nii nag ñëpp a ngi si njaaxare ndax yokkute yi am ci dëkk bi ñoom meew ñoom diw ak li ni mel muy lu tiis lool si sénégalais yi nga xam ni dañuy am ay jafe-jafe si njënd mi jaaykat ya nekk ca Petersen ñoom ñaawlu nañ ko te xam nañ ne jafe-jafe yi bëri na lool ci njaay mi ñuy sàkku ci nguur gi kilifa yeeg yépp ñu booloo indi ci ay saafara ngir njënd mi ak jaay bi gën a yomb ci doomu réew mi ñu teewlu si loolu reportage suñuy ndaw. diwlin ndawal jën lu waaye sax wala ceeb produit yépp daanaka jamono ji dañu yokk seeni njëkk mu nekk nag situation bu doy waar lool nga xam ni jaaykat ya nekk ca Petersen ñoom ñu ngi koy ñaawlu lu bëri. dund bi lépp a métti fi mu ne nii waaw 20 litres diwlin bi doon jar 16000 17000 léegi soo amul 28000 doo ko am dara yombatut fi mu nekk nii moom lépp a seer démb rek café maa ngi jeexal café di ko jëndewaat carton bi 10 000 lañ ci yokk café rek Nescafé carton bi 10 000 tegawaat na si mooy stick bi doon jar 25 léegi kenn mëntu koo jaay 50 francs rek waaw léegi dara yombatul lépp a seer fi mu ne nii xëy na nag ñu ngi naan guerre bi waaye daal dund bi daal en tout cas réew mi daal métti na moom réew mi daal métti na ñenn ñi daal ñu ngi dund bàyyi ñenn ñi daal bokk métti na loolu wax dëgg yàlla. jaaykat bi di Mamadou Thiaw moom itam lu ni mel lay ñaawlu waaye tamit di gën a yëkkati li nga xamante ne moo di rareté produit yooyu ndax jàpp na ni duñ ko sax gis ci marché bi. waa prix yi moom yokku na moom parce que loo jënd tey su subaa lu la rool nga koy jënd te tamit manquant yi bari na li ko xeetati boisson wala céréale loolu yëpp dafa manqué voilà
diw moom kenn waxatu ko diw moom daan soo ko amee tey doo ko am suba non prix bi moom dafa augmenté mënoo ko limité parce que tey da ngay limité ne yokku na 300 wala 200 suba plus que soos loolu prix moom mënoo ko limité te du am sax doo ko gis. commerçant bi di wéy ba tey di xalaat ñi nga xamante ni mooy soxna yi ñëw ndugg si ci marché bi te xam ne li ñu fi fekk lépp dafa yokku nekk situation gu métti lool muy sàkku ñëpp booloo ànd di jëfandikoo li nga xamante ne ci réew mi lañ koy defaree. waaw clients yi nag ñuy comprendre mais am na ñoo xam ne tamit nangu ñoo dégg loolu te tamit defuñu dara nit koo xam ne da nga yor benn 2500 dem marché li nga war a jëm ñuy augmenté ko ba 4000 ba 5000 nooy def te koo xam ne njaboot la war a dundal njabootam loolu xam nga loolu dafa métti suñu ñaxtoo yi mënuñ ni ci ñàkk a mën dara tamit ñooñu mënuñ ci dara léegi solution bi man sama xalaat mooy ñun ñu fexe di def agro industrie suñu matière première bi ñu am nii suñu yokk mbéy mi su dee wàllu fruit bi ñu am fii ñu fexe jël di ko defee di ci defar boisson di fi defar jus parce que comme que ñoom suñ ñu basé wu seen chaque jour seen dañuy yokk seen augmente seen produit ñu jéem a basé wu ci li fi nekk duñu yëfu bopp loolu rek mooy solution bi parce que soo xoolee boisson man mii laajal ni ma nekkal nii boisson mosuma ko manqué la muy canette mais fi mu ne nii awma ci dara parce que boisson dafa cher loo doon facturé tey 5000 francs tey 6500 lay jar soit boisson sobowa tey dem na ba 6500 tey canette yi nga daan jaay jus nii tey bi daan jar 5500 tey dem na ba 6600 jëm kaw xam nga loolu loo koy jaayee loo koy jënd di jaay xoolal matière bi ñuy defaree fii tey bii moo am te ni ñu ko bëggee sax ameewuñ ko noonu kon yaa xaw loolu tamit war nañ ci xalaat parce que mënuñoo ko nii lekk ñu naanoon mënu nekk ñun ñii nga xam ne ñoo yor alimentation xam nañ ne sénégalais yi sonn nañ de mais tamit sonn nañ. dund gu cher gi am ci dëkk bi ñëpp a ko boole ñaawlu mu di borom kër yi waaye it jaaykat ya nekk ca Petersen ñoom tamit naqarlu nañu ko lu bëri ñoom nag ñu ngay sàkku ci nguur gi ñu jàppale nit ñi ba ñu mën a consommer li nga xamante ni ci suñu réew mi lañ koy béyee te bàyyi li nga xamante ni dañ koy jéggaane. mbokk yi li moo fi jotoon ruus ci ay xibaar sant ak ngërëm ñeel na leen di sàkku ngeen wéy di seetaan suñuy programme